man bëggoon naa jël xaalis jox ñëpp parce que xam naa ne ils sont impactés lii nga xam ne mooy wàllu tourisme lii nga xam ne mooy wàllu transport aérien ku nekk xam na ne seen activité waxuma la sooxe mais dafa taxaw dara doxatul kon ñooñu ku leen jàppalewul xam nga ne soxla nañ dimbal mu ne nag man fi ma mën a jaar pour jàppale leen mooy crédit hôtelier ren 1 milliard la ñu amoon président ne dama koy yóbbu ba 15 milliards de francs CFA donc loolu mu def ko ministre bi nag bi ñu ko joxee moom mu ne gis nga président yéene bu mu am man aussi dinaa am yéene bu toll ne li nga xam ne moom la président bëgg muy mébétal ma doxal ko ba mu jaar yoon looloo tax ministre bi bu njëkk bi ñuy def crédit hôtelier yàlla xam na ne hôtel yi ak agence de voyage yi nga xam ne dañu am agrément ñoom kese lañ ko jagle woon mais ministre bi gis ne effectivement ñëpp a soxla ndimbal mu ne xaaral dama koy yaatal donc loolu moo tax soo ko xoolee ñi nga xam ne mooy guide touristique yi am nañ ci ñi nga xam ne mooy artisan yi xam ne am nañ ci ñi nga xam ne sax mooy vendeur d'objets daal ñi nekk ci site touristique yi ñëpp ñoo xamante ne nii dañu am relation avec le tourisme ak le transport aérien dañ cee am yéen aussi bi ngeen ñëwee nañ waxante dëgg rek bi ngeen njëkkee bi di lettre ñeneen ñii parce que du yéen kese lépp luy woon kii ci affaire âge ñëw nañ fa mais dañ leen ne woon yéen bokku leen ci bi ngeen ñëwaatee aussi bindaat ñëwaat gis le ministre ngeen wax ko mu ne kat wax dëgg yàlla suñu xoolee ci texte yi yéen bokku leen ci mais nag man dinaa fexe ba ngeen bokk ci kon loolu c'est le ministre lui-même qui l'a décidé je pense que nag li tax mu ne leen bokk ngeen ci c'est pas un hasard et loolu moo tax aussi ñun ñu bëgg lëkkaloo bi nga xamante ne nii dañ koy def ak yéen te dinaa ci ñëw tuuti li tax ñu def loolu ku nekk xam na ne yéen seen activité dafa taxaw dematul kon ku mel noonu yéen âge de ci defuñ ko ren umra defatuñ ko lépp ñu tëj ko kon kay yéen amatu leen ak activité kon yéen lépp lu ñu leen jox na ngeen xam ne xeeb nañ ko parce que li ñu waroon a nekk tey mooy ñu calculer yéen seen chiffre d'affaires li ngeen waroon a def ak li nga xam ne moom ngeen doon fay comme charge personnel ak leneen ñu ne leen lii lañ leen di jàppale loolu moo war a nekk mais nag ni mbir yi demee loolu moo tax nag ñu ne dañuy génnee 300 millions de francs CFA jox leen ko 300 millions yi il faut mu leer Renofis lañ ko jox vraiment il faut mu leer ñun Renofis lañ ko jox parce que nit sooy wax rek da ngay wax te yàlla tax donc vraiment les 300 millions Renofis lañ ko jox parce que ñun Renofis la ñu xamoon te wax dëgg yàlla ministre bi dafa am loo xam ne daf ma koy wax tout le temps mu ne ma Aliou nit koo xamante ne nii dafa ànd ak yarute ànd ak teggin jaar fu mu war a jaar kooku loo ko jàppale rek da nga ko war a xeeb kuy def leneen nag ñun kooku ça nous engage pas parce que ñun état lañu kenn mënu ñoo xonqatal kenn mënu ñoo def leneen kon nga xamante ne ni nag def ñoo won ne ñun état nga mais ñun ci sa jàppoot la ñu bokk dañu war a jàppale kooku lu ñu mën insha allah dinañ la jàppale kon loolu moom la ñu def ngeen xam ne donc les 300 millions vraiment c'est destiné au Renofis maintenant ñun suñu sañoon ñii waxtaan nañ ci lu bëri xam naa seen mbébét mais dama leen wax na aussi nit ki soo koy jàppale aussi na nga ko jàppale ci yoon rek parce que ëllëg nga fi suñu ñoom li ñu bëggoon xam naa ne loolu moo gën te ñun aussi amul ci woon sax benn problème mooy que ñu jël les 300 millions jox ko Renofis parce que expliqué nañ ma li nga xamante ne moom ngeen ci bëggoon a def te loolu lu baax la mooy ngeen jël ko def ci effet de levier mun ci am 1 milliard wala 1 milliard et quelques nga xamante ne seen activité di ngeen ko mën a financer loolu muy proposition boo xam ne rafetlu naa ko bu baax a baax parce que loolu dina mën a tax seen problème yu bëri ngeen régler ko mais nag biñ ma ko kii ma ne leen malheureusement loolu mënu nekk li tax mooy comme financement la mënuñ ko jox une association dem nañ ba ne sax comme noonu la nañu fexee Renofis ñu transformer ko def ko un GIE ou bien une société mais le problème c'était que ñu jox le financement parce que nit ñi aussi sooy def rek defal ngir ëllëg parce que soo xoolee mun nga ciy jublu lu baax mais nit yi suñu ñëwee càmbar ko ne peut-être lii ñii kat ay njuuj ñaak lañ doon def
li suñu defoon loolu mooy ñu transformer Renofis en société ou GIE ñun ñu accorder le prêt au mois d'octobre yéen ngeen changer affaire bi novembre wala décembre def ko ci ñu ne waaw mais nan lañu mën a financer une structure au mois de septembre dem ba novembre wala décembre ñu changer ko def ko société kon loolu day wane ne lii kat dañoo déggoon ak ñii ba pare door a dem créer structure bi kon loolu su fekkoon ne audit am na donc dañuy te yàlla xam na ne peut-être nekkul woon dara mais nit yi duñu ko gisee noonu dañuy foog ne sax ay affaire yu dul jaay moo dugg ci biir donc loolu moo tax aussi ma expliquer leen ma ne leen li ngeen def c'est une très bonne proposition mais malheureusement kooku mënu leen te suñu comité bi ay ministère des finances ñu ngi fii donc économie toutes ces structures yi ñoo nga fa donc looloo tax ba loolu antuwul kon loolu ngeen xamee ko noonu maintenant li ma ñu waxoon ne moo mën a nekk mooy ñu xool structure yi nga xam ne bëgg nañ ñu defal leen de notification individuelle pour ngeen xam ne loolu vraiment ñëpp ñi nga xam ne am na ñeneen ñi nga xam ne peut-être bokkoon nañ ci yéen am agence yi ngeen xam ne c'est pas compliqué vraiment c'est bien ça notification la ñu jox leen ko ngeen dem ci banque ba vraiment rapidement ngeen jot seen xaalis loolu amul benn complication na ngeen ko xam amul benn complication je vous le dis encore une fois donc su ngeen jotee ci loolu maintenant li ëpp solo mooy liy ñëw ñu jublu ci ku lay wax na ko léegi ministre bi li tax mu bëgg leen jàppale mooy ñun dafa am une nouvelle politique bi ñu am au niveau du ministère c'est-à-dire que li ministre bi di wax rek mbas mi dafa tax ba tey ku nekk war a xam boppam xam sa bopp mooy lan mooy que ne lépp li nga doon def na nga xam ne da nga war a compter sur toi-même ci sa yow d'abord sa réew avant ngay xool ñeneen li ñu seetlu woon mooy tourisme Sénégal ay étrangers ñooy jóge fa lay ñëw tey bi mbas mi amee loolu daf ñu indi problème alors que fii au niveau du Sénégal war nañu mun a développer tourisme bi fi nekk maintenant développement tourisme boobu parce que nit comme li ngay wax rek sooy def benn mbir da ngay xam nit ki d'abord nit ki soo ko bëggee satisfaire da nga koy xam d'abord c'est-à-dire que aujourd'hui tourisme bu gën a mën a tax ba tourisme Sénégal développé wu mooy le tourisme religieux parce que ñun ay jullit lañu 95% mais ku nekk xam na aussi bëgg nañu découvrir des lieux touristiques des lieux religieux loolu moo waral ñu ne nag pour nga développer le tourisme local au Sénégal tourisme religieux moom peut-être c'est le moyen le plus rapide waaye nit ki nag sooy def xam nga tubaab dafa ne il faut pas inventer la roue sooy def mbir da ngay xool ñi nga xam ne ñoo ca nekk ñi nga xamante ne ni bul ci rus dara ñoo la ko gën a xam nga jëfandiku ci noonu pour avancer tey suñuy def tourisme religieux ku nekk xam na ne yéen amul kenn ku leen ko tax amul kenn ku leen ko gën a xam ñun ñi nekk ministère du tourisme nag ñu waxante dëgg yéen ko gën a xam parce que ñun dañuy réfléchir rek mais dans la pratique c'est vous qui le faites kon suñu bëggee développer tourisme religieux ñun il faut ñu effectivement jëfandiku ci lëkkaloo ak yéen donc loolu tax ministre bi ne maintenant dans cette phase où c'est la relance où c'est le financement de l'investissement ce qu'on va faire mooy dañuy développer tous les types de le tourisme local au Sénégal mais surtout dafa am pàcc bi ci am solo mooy le tourisme religieux boobu nag vraiment Ourey comme mon colonel looloo tax ñu bëgg ñu lëkkaloo ak yéen parce que xam nañ ne suñ ko defee affaire bi mën na gaaw parce que yéen am ngeen expérience bi yéen a ngi ci loolu mooy seen liggéey donc yéen expérience bi ngeen am di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Makka di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Fès di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu feneen ak feneen li ñu bëgg mooy ngeen di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Touba di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Ndiassane di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Kaolack di jëlee nit ñi fii di leen yóbbu Tivaouane di leen yóbbu Yoff di leen yóbbu feneen ci biir Sénégal nga xam ne li ñuy dépenser ci biir Sénégal lay des loolu vraiment la ñu bëgg ak beneen bi nga xam ne li ñu bëgg mooy li ngeen di jël ay nit fii di leen yóbbu bitim réew ñu bëgg maintenant ngeen di jël ay nit bitim réew indi leen fii Sénégal muy les autres pays musulmans ay Arabie Saoudite ay feneen ay fi nga xamante ne ni mooy Nigéria nga xam ne ñooñu pour ñëw fële Kaolack et cetera am ngeen expérience bi mën ngeen ko loolu ngeen di liggéey kon lan moo des ñu accompagner leen
pour ngeen def loolu te incha allahu rabi le ministère du tourisme loolu mooy rôle am incha allahu rabi dina leen accompagner te loolu jàppale leen. kon loolu rek la ñuy xaar yéen moo tax urée li ñu xaar ci yéen mooy ñu gën a lëkkaloo ci loolu ñun fu ñu leen di jàppale mooy agence de voyage yi ngeen di am financement bus su ngeen ko soxlaa loolu mën nañ ko financer dem nañ aussi ay hôtel parce que loolu la c'est-à-dire nit ki soo ko ci produit yi soxla c'est-à-dire tey hôtel religieux amul maanaam hôtel yoo xam ne vraiment c'est orienté vers le religieux ñun loolu su fekkee ne am ngeen ay projets yu mel noonu parce que suñuy wax hôtel ñu foog ne sax hôtel lu bon la déedéet hôtel lu bon parce que yéen su ngeen yóbbee seen tourisme fu ñuy dal du hôtel hôtel la ñuy dal kon kay hôtel yi nekk foofu la ñu bëgg nag yéen ñi nga xam ne xam ngeen leen yéen ñu financé leen ngeen def hôtel yu mel noonu Sénégal ngeen def ko Touba def ko Ndiassane def ko fi nga xam ne mooy Tivaouane Kaolack et cetera kon ñun loolu lañ leen mën a apporter maanaam hôtel yi ngeen bëgg ñu tabaxal leen ko ngeen di ko jël ay nit yóbbu leen foofu ensuite ay bus yi nga xamante ne day transporter seen kii ñun ñu financé leen ngeen jënd ay bus kon le ministre ci loolu la leen nga xam te nag dama leen dañ koy waxaat wax dëgg yàlla am na yaakaar bu bëri ci yéen am na ci yaakaar parce que tey il faut ñu développer le tourisme local et on pense que vraiment tourisme local bi suñ koy wax tourisme religieux peut-être mooy pàcc bu ci ëpp kon loolu lañ leen di ñaanal encore une fois di leen ñaan di leen wax nag pour terminer que le ministre encore une fois vraiment mu ngi leen di gërëm di leen sant aussi ci disponibilité bi ngeen am ci li nga xamante ne moom tegal na leen ko et di leen encore une fois fédéler donc coloré mais di leen wax aussi que ne dina leen gën a jàppale ci li nga xam ne mooy projet yooyu pour le développement du tourisme sénégalais le développement du tourisme religieux maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam merci. xam naa damay jox rek madame Seye mu sànni quelques mots voilà surtout su ma àndee fii comme ni ma wax rek jigéen ñi nekk fii moom mu nekk jigéen il faut ma jox ko parole ba. merci Seydou may wax na lépp de xam nga ma si doon yaa ngi madame Thiam li ngeen wax ba pare moom foog naa daaneel nañu leen waaye lu nuyoo rek leen yéen ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu monsieur le président di nuyu président di am mbégte lool si liggéey bi di nuyu secrétaire général di nuyu Oulimata mu joxal ma nuyoo bi yëpp suñu mbokku office yi di am nag mbégte ñaari yoon bi may dugg sax xaw ma fu ma dugg waaye kër gi day sama kër ndax jumaa ji bi ñu koy kule maa togg añ yi ñu koy kule ndax man ak Abdou Aziz benn lañu Abdou Aziz Niang sa grand frère xam naa ko bu baax maam xaal nga gën a miin nag sama mag maam waaye fi biñ koy kule maa fi togg añu kule yi donc papa nekk sama papa bu baax mooy nuyu waa Sirma yëpp bangaay di ziar bu baax am mbégte loolu ñëw fi xanaa nuyoo rek c'était ñi ngi li mu fi wax mënuñu ko passé ndax le monsieur le ministre di xaar si yéen ba nga xam ni ñoroon na ko ba keroog ba muy dem assemblée daf ma wax naa woo madame Thiam maa moom ñu woowante mënuñu jotante parce que dafa fàtte woon nee na téléphone am si kër gi pour sax yëgal leen yéen Renofis que moom bu xëyee suba war na dem jàkkaarloo assemblée nationale nga xam ni nooy réew mi wax leen politique bi nga xam ni moom la war a doxalee année 2021 bii te nag am si yéene bu baax a baax si Renofis loolu foog naa yëpp gënul passé woon loolu parce que newoon na ma ni boo jotee Oulimata nga wax ko ni invité naa leen ñu ñëw ànd ak ñun assemblée ndax ban fa demee it la moo nam ma si yéen jox na ko député yi mooy que le tourisme religieux bi nga xam ni moom la cité ñi nga wax ni yéene na bàyyi ko Renofis mun ko développé ba nga xam ni tey jii buñ fi tabaxee hôtel parce que aj bi sax boo ko xoolee am na yu bëri yi nga xam ni dangay dem ba foofu ngay gis manquement yi mais tey hôtel boobu Renofis war a mun a am monsieur le président baax na avant nit ñi di dem aji ñu yóbbu leen ko séminaire une semaine da ngay gis ko dem mënul tari Faatiha ba mu baax di nga dem gis koo xam ni ku yaayal kàttan mënu ko tari ba mu baax te lépp si benn diiru am naa may naa le billet nga dem
loolu yëpp dafay fekk ni doo am matuwaay yi nga xam ni ndax dana xat lool pour nga mun ko def donc xëy na seen hôtel boobu complexe boobu te ngeen di liggéeyal yàlla di yóbbu nit ñi ñuy uti yàlla di defaraat nit ñi war ngeen fa mun di def séminaire permanent yoo xam ni war nañu defaraat jikko yi defaraat matuwaay yi ba nga xam ni coono gi ngeen di teg màkk di ko rectifier di ngeen ko régler fii yépp ci seen biir kër te képp ku tamit diine ñor mu war a bëgg dem xooli boppam defi retraite spirituelle mën na ñëw ci yéen toog fa xamaatal boppam xamal kan mooy yàlla xam fa mu jëm nan la ak la ko fa xaar ak la ko fa war loolu yëpp tey jii hôtel boobu ngeen xam ni seen kër lay nekk war na mun a jouer rôle yi nga xam ni dina leen wàññi coono parce que coono ngeen di daj tamit boo leen yóbboo nit ñi loolu tamit lu monsieur le ministre saytu la te gis ko foofu tamit te kay xaar si yéen pour ànd ak yéen gunge leen Sénégal gi yëpp gis ci seen bopp. ba tey fu xew taxaw moo xam gàmmu la moo xam cant la moo xam suñu mbokku chrétiens yi noo xëy Rufisque gaare ay oto transporter ay pèlerins yóbbu leen Sénégal xam ni kat diine bi diine ñëpp la Sénégal xam ni Rufisque moo ëmb képp kuy dox ci diine képp kuy yëngatu ci diine tey monsieur le ministre cofeel googu la am ci yéen bëgg ko ànd ak yéen doxal ko ba nga xam ni ñëpp dinañ jël seen modèle boobu transféré ko ci yeneen dëkk yi nga xam ni xëj na lu bari lu mel noonu amu ci donc lu dul sant rek di sant Oulimata bu baax liggéeyam mi ngi wax ak ñëpp ci biir ministère bi Oulimata bëggoon na ñëw waaye dafa am ngànt fan yii moo tax moom tamit directrice de la promotion touristique mi nga xam ne monsieur le ministre daf ko ne kat lépp lu Rufisque bëgg nañ ci taxaw ànd ak cité ji ak jigéen ñeek ministère bi yëpp jox ñëpp des directives d'accompagnement donc daal ñu xam ni seen kër la seen ministère la xam naa tey bu toobee wala conseil moom dina fi jaar sax nuyu si leen ndax dafay tàmm di wax ni jigéen ñi nooy xaritam te fu ñu nekk te bëri fa la ñuy dox dina sotti kàddu yooyu laa si bëggoon sànni monsieur le président di leen sant di jëlal di wax ni yàlla ngeen fi ñëwaat nag beneen boo xam ne dañuy inauguré di hôtel bi nga xam ni moom la crédit hôtelier war leen financé ak moom la jërëjëf. jërëjëf di ñu sant monsieur Dieng ak madame Seye ci seen teewaay ak ci intervention yu pertinente yi ñu def doon dalal suñu xel parce que war na ne que on n'a pas frappé à la mauvaise porte bi nu fëgg buntu bi nu fëgg mooy buntu bu baax di wax ni que li ngeen bébét mooy suñu bébét xam nga sànq yaa wax ni que war na am hôtel boo xam ni dana def retraite spirituelle pour former nos pèlerins mais yaakaar naa loolu sax dégg nga même sans l'hôtel jublu woon nañ ci parce que Adja Fatou Bintou bi nga xam mooy la commission religieuse bi ñu commencé kii rek la ni que li gën a manque Sénégal mooy effectivement c'est constaté nañu que suñu demee Makka suñu pèlerins yi dañuy am ay manquements sur le plan religieux que donc il est important que avant ñuy dem pèlerinage ñu mën a former des pèlerins sur le plan religieux information boobu aussi da nga ko teel def parce que war lu toog rek ba à 1 mois du pèlerinage ñuy organiser ay semaines de formation di woo pèlerins yi chaque samedi pour kii même parce que loolu ça c'est pas suffisant parce que vraiment aussi il faut que ñu sauvegarder l'image de marque du Sénégal mooy que dafa dajeeg suñuy nawle jullit faudrait pas que aussi ñuy gis Sénégalais yi ñu comporté woo foofu nekk comportement boo xam ni c'est naka la ñu sax bokkul ak comportement bi daal da nga def yenn erreur yi mais c'est pas normal donc ci kaw loolu effectivement ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax on a déjà effectivement de faire des formations religieuses commencé ko très tôt pour vraiment former tous nos pèlerins di gërëm bis encore une fois den gërëm yéen ci seen déplacement ci wax ne que vraiment que ñun indi nga fa ay éclaircissement yu doy waar yoo xam ne baax na trop ci nit ñi di wax ne que ñu tamit ñoo ngi renouveler donc l'engagement de Rufisque fekkee ni permettre ngeen ko parce que aussi dañoo jël engagement dégg nga en te kii leen ko mais ñoo jël engagement ferme
à accompagner le ministère du tourisme dans le tourisme religieux. Effectivement, nous sommes tâches moi taxawu ci loolu. Donc effectivement, on va essayer de formaliser au niveau de l'UNEFIS pour bénéficier effectivement de ces fonds-là. Jot nañu sax dégg message yu madame Oulimata Ba mu wax que war na ko rencontrer c'est la directrice de la promotion touristique war na ko rencontrer vers le 30 yooyu incha allah yooyu yëpp dégg ci liggéey bi la bokk. Donc leen remercier waat monsieur Dieng nag dina ko libéré wu mais avant ñu libéré wu rek on voudrait faire des cadeaux à monsieur Dieng ak madame Sey et au ministre Alioune Sarr. Donc Adja Tikam bi nga xam mooy yore organisation bi na ñëw joxe cadeau yi. Donc nee ñu xaar tuuti donc rek ñu continuer ci question réponse yi donc Balo kaloon ba les début après Adja Aminata Diom asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant yéen waa UNEFIS vraiment ak président jiital ko maa ngi leen di féliciter ci liggéey bu rafet bi ngeen def ba ñu am résultat yi monsieur Ngingue madame Dieng vraiment yéen tamit ñu ngi leen di remercier parce que bu ci seen loxo dugaloon xëy na du ñu am résultat yi. Donc, président, man benn question laa amoon te am na loo ci xaw a tontu près de dañ ni minimum bi tontu nga ci ñu nga 1 million léegi maximum bi aussi laa bëggoon xam ñaata la et puis conditions yi ndax ça dépend montant bi ça dépend du nombre de voyageurs mooy quota bi ngay am wala ça n'a rien à voir avec le quota. Merci beaucoup. Merci. ndax minimum bi on a 2 millions. Bon li tout tontu rapidement ci question boobu rek li ñu ci mën a wax mooy que xam nga on a 300 millions 300 millions yi su ne minimum 1 million fekk na ñoo jox ko nekk 1 million ça veut dire que bon on a 300 organisations yuy demandé à être financées mais fekkee ni gis nañ liste bi nekk ay 150 wala kii parce que am na yoo xam ni effectivement soxla pour financement bi donc ñooñu fekkee ni ñi ñu war a financer ñëpp dégg atteindre le nombre boobu effectivement on va essayer de voir naka la ñuy niveler di financement par rapport ak ñi soxla moo tax bëggul wax la mooy maximum bi on peut dire le minimum mais maximum bi moom 500 mënu wax il faut que ñu xaar ba jot ñëpp ñi xam soxla nañu pour que ñu seet naka la ñuy répartir xaalis bi ensuite ndax dafa dépendre du quota bi non dépendre du quota parce que am na ñoo xam ne soxla nañu am na ñoo xam ne soxlawuñu ko même yi nga xam ne ay quota yi tudd na donc keneen ki kan waa léegi ñu jox ay tikal. asalaamaaleykum mbooloo bi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ñoo ngi leen di tëral benn biir ci seen kanam ngeen yóbbaale ko wala ngeen di dem mooy yàlla ki ñu boolee pour ñu jiite ñu ñëpp lañ ko benn yoon biir bu fas mi ñëwee daf ñu dajale ni il faut ñu nekk responsable
parce que booba rajo yi nit ñaa ngi wax nit ñaa ngi kaas ñii ngi marche ñii ngi mu ne ñun nag dafa am lu ñu tënk li ñu tënk mooy ci 5e pilier de l'islam la ñuy liggéey comme am na lu ñu wax benn interlocutrice rek la ci biti war a am ñu ajaaw rek kenn am leneen looy wax parce que ku wax rek sa xol dina tëb ndax boobu jaaxle na nous avons été les plus impactés comme ni ko ñëpp waxee depuis mars président daf ñu tudd nommément ñu toog yàq suñu jàmm mais naw nañu suñu président bi mais naw nañu président de la république ndax lettre bi dafa dem rek réponse bi ñëw ça a été automatique mais naw nañu le ministre du tourisme naw leen yéen ñi nga xam ne yéenay ndaw ñi nga xam ne yéenay loxo yëpp leen benn yoon waxal ñu ko ministre xëy na suñu mbokk yi discipliné nañ ndax kenn déggul fenn benn voyage bu naan wala bu kaas te loolu rek la rajo yi saw foo taxaw ñu xaaral la micro mais moo d'ordre bi ñu yore yàlla bi nekk suñu président yi moom la inquiété ci ñun ba nga xam ni kenn du bougé kenn yëngatul kenn deful la mais siggal ngeen ñu yàlla leen yàlla siggal wa salaam. léegi lii cadeau la boo xam ni lii madame Seye lañ koy jox waaw téere alxuraan bi jumaa ji moo leen ko ci jox di leen wan féddali kóllëre ak kontante ak wax leen ni tamit kontaan nañ ci taxawaay bi agenda bi ñu boole ko si ak thermos bi waa Renefis jox leen ko pour wan leen ni vraiment kontaan nañu ci taxawaay bi te ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu ñu amoon lu léegi doy waaye foog naa ne ku la jox alxuraan jox la lii deseeratu la dara donc waa vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm yéen tamit waa jërëjëf léegi waa ñëpp saaree ni tamit ñu boole waale ko si rek dañu leen bëggoon a yendu loo waaye waaw li nga wax léegi monsieur Gningue bii yow yaa ko moom donc même chose bi waa Renefis kontaan nañu ci yéen trop di leen war ni bëgg nañu daal 2021 bi loolu la ñu bind bindaale suñu tur boole ñu ci waaw boo leen di dem yóbbaale ñu ci ba sama mairie mën di dem ak a ñëw waaw mi ngi sant madame Oulimata Sarr tamit di remercier ñu ko bu baax ak Pape Maou Diouf directeur kii moom tamit waa léegi bii nag ngeen joxal ñu ko monsieur le ministre Alioune Sarr wax dëgg boole ci cant ak ngërëm ak wax ko ni kontaan nañu ci moom wax ko ni bëgg nañu ci moom daal la nekk en poste rek jusqu'en 2024 budget bi na nekk 500 milliards président lu ko nar a tibbal rek imaam ngeen yokk ñaan affaire bi gën di yokk waaw sant nañu ko gërëmal ñu ko waaw kon boog merci xam nañ ne fi nekk nii moom da ngeen a xat ñu jéggal leen rek
bëgg nee na yàq. vraiment di leen gërëm di leen sant xaaral woon ni sax lii vraiment surprise la ngeen xam ne rëy na ci ñun bu baax a baax donc ministre dina ci jot bu baax a baax lu mu gën a gaaw aussi xanaa di jégalu encore une fois bëggoon nañ toog ak yéen mais ni mbir yi demee vraiment moo tax il faut ñu yeewee ko xanaa balaa ñuy def rek président di ñaan rek il faut nag soo ñëwee ba fii ci mosquée ñëw ci ñoo xam ne ñooy organiser pèlerinage lii ngeen ñu jox am na lu mu wone beneen lu aussi muy ñaan bi rek comme ça ñu ñaan rek ñu comme ça ñu dellu waaw ñu wax imam bu defal leen ñaan imam. incha allah jërëjëf colonel jërëjëf président jërëjëf sëñ ñu ngi madame Sy incha allah dafa mel ni dafa am seede yoo xam ne da ngeen ko fi def du ñàkk ñu war ko mën defaat jumaa ji boo gisee ngeen mën fee ñëw dafa am ku fi jaar ngeen jaar ci tànk yooyu bi mën a agsi noonu ngeen jaar ci tànk yooyu bi mën a agsi noonu la ren a gis jaar ci tànk yooyu bi mën a agsi mooy tànku l'islam alhamdulilah rabbil alamin barki démb rek bi ñu mujjee def réunion maa ngi leen koy wax sëriñ bi mu yëgee lii dañ ko fi def ne carrément yaatal leen te loo am def ko ci maman su loolu la wax ne mbooloo ren a fis comme ñu ngi liggéey ci diine di liggéey ci aj buñ fi waree def dara yaatal leen kon barabu islam la barabu diine kon bu ngeen jógee nag ñëw fekkaat ni fi mën a seen yooyu avant ren a fis sax di ñëw kon dañuy mën a wax ne ñun ñëpp kon ñoo bokk yoon kon yàlla di jub xanaa dinañ di ñaanal rek yàlla defal leen jàmm ak sutura ak xiiwal ak naataange jumaa ji yal na ko yàlla yokk kon relefis mën na ñëw gën a am ndigal laay xam ne yoonu lislaam boo ci dox di dem yàlla waxoon na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna la nansuru rusulana walladina amanu maahum ni yeneen tey yëpp dinaa leen dimbali ak képp ku ànd ak ñoom kon ku jaar ci tànk yonent rek yàlla dimbali la kon dimbali muy ñëw lu tërëgee ci 122 dem ba 300 mun na dem ba 500 milliards pourquoi pas mën na dem ba 1000 milliards tey pourquoi pas 1000 milliards yi pèlerinage bi dugal Arabie Saoudite yàlla mën na ko ëllëg indi ko te loolu nag ngeen ko waxee yitte rek la ak jub ak xereñ mën a liggéey buñ jubee xereñ mën a liggéey rek suñu borom mën na indi 1000 milliards yi dugal ci budget Arabie Saoudite yàlla def ñu ëllëg ko indiwaat ko ci biir Sénégal te mën na nekk te rek tourisme religieux rek la kon ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu sutura ak tawfiq yàlla sàmm leen aar leen ministre bi tam suñu nijaay la da suñu yaay sàmm sant kër maa ba koy wax kon ñu leen di wan ne alhamdulilah rabbil alamin jumaa jàng bi ci Sénégal ñëpp nag képp koo xam ne yaa ngi dugg l'islam rawatina nag mbooloo la fis wax ngeen ko coow xawoon na ji xaalis bi te xam nañ ne ñaar ñii ngand lañu seetaan